إمام الحرمين ورسول رب العالمين محمد لمين جل مكة يا لنجد خليلي يعوجا بالمحسب وانزلا ولا تبقيا عن خيفي متحولا فأكرم به مانا تحراه منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا كوكي نبي له أعلى الجنان مبوء كوكي سيدنا محمد رسول الله جول مكة يا لنجد سبوت إلى الدنيا وذل بلا يسوع سبوت إلى الدنيا وذل لا يسبو وغرك من رسل مباتنها حرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي نبكي téléspectateurs yi nuyu itam ñi nga xam ni dañu nuy suivre ci connexion yi di leen ziare ci bés bi et bés bi nag li mu màndarga bi ñëpp xam nañ ko ndax li ñuy wax ni sangu jaam yi moom la yàlla dogal mu doon bésum bi mu ganesee àdduna ñu di ko màggal di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa soo delloo ci li ñuy wax kutubu sama téere yi wàcc asamaan wala nga dellu ci li ñuy wax siira histoire sainte liñ ci indi yëpp bari na mais rek bi ci gën a dal te gën a sax rek mooy li ko sunu borom jadel wan ko ni ko jikko yu mag yi ñu may wut ci jaam yëpp dajana ci yow waaw ko màndarga boobu mën na firi la ca des yëpp nu am mbégte nag wax dëgg yàlla di ci feddali sunu cofeel sunu engagement sunu militantisme ci cause am di ko defee itam nag ci yoonu télévision wu Diofior xëy na télévision yëpp ak amal nañu njariñ waaye Diofior nag particulièrement dafa symbolique ci ñun ndax barabu daara la barabu pas-pas la barabu taxawaay la barabu yitte la ngir yàlla xëy na mag ñu bari ñu fa nekk waaye ngir yàlla ak génn jëmm nag yu góor gi Ablaye Diom yàlla yàlla gën ko taxaw gën ko may kattan gën ko may wér te sàmmal ko njabootam nu am mbégte di ko bokk ak yéen di ñaan itam buy ñaari baat ñetti itam nu di ko jotal mu doon baat yu nga xam ni rek ñun jullit yëpp ñoo koy bokk jullitu àdduna bi yëpp umma bi yëpp ñoo koy bokk waaye rawatina jullitu Sénégal parce que itam mooy waxtaan ak sama benn baay barki démb ma wax ko nag ni ko Seydil Hadj Malick radiallahu anhu am na mérite bu barewulu foo koy fekk kon ndax bés bi àdduna bi yëpp a ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante li ko ci yàlla sagale amul beneen réew ci àdduna bi booy dem fekk ko fa parce que nun dana nuy tukki dana nuy jëflante ak ñaneen mais xam nañ ni yàlla moo ko may mu di mandargaam bi ci des itam may wax ni Seyyid Cheikh Ahmed Tijani radiallahu taala anhu
maa ngi yor benn téere bu may gëstu nu wane ci ni amoon na lu toll ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci muqaddam yu dundandoo ak moom tabaarakallah te liggéeyam yëpp mu ngi ko defee ci Maroc rawatina ci tund wu ñuy wax Fass ak la ko wër mais soo ñëwee fii ci Sénégal li mu leen fi cërale ci wàllu tariqam man damay wax ni Maroc ga mu ko liggéeyee ba yàlla samp ko tax amuñu ko ci moom loolu nag dafay baax waa Sénégal bàyyi ci xel waaw parce que du hasard nañ ci bàyyi xel te mooy nu di ko liggéeyee di ci wut dégg-dégg di ci wut dolliku ndax maa ngi toog sama ay bàyyi léegi rek ñu waxtaan ci wàllu lu dolli yitte daara ma ni ko man de dañu ci mës a dégg ci sunu kilifa di sunu sëriñ Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiyallahu taala anhu mu wax ni Sénégal kashfu la ñu gën a fonk te mooy liñ tubaab di wax dévoilement su ngeen demee ci imam Ghazali defe naa téeréem bi gën a célèbre ci téeréem yi mu di kashful hijab tabernacle des lumières yaakaar naa ni li mu ci indi ci kashfu dégg-dégg boobu kenn mënu ko passé waaye may waxtaan ak Serigne Cheikh nag ci wàllu googu mun ma waaye nag li kashfu di am doole am na lu ko ëpp doole mu di al xayal le sens de l'imagination waaw mu ni ma mag ñi li ñu am ci seen borom yépp mu ne ma ci cadre boobu la ñu ko liggéeyee te loolu man nangu naa ko ndax xëy na formation scientifique laa amee ci sama cursus mais xam naa ni ñi ñuy woote scientifique yi lanu liggéey la ci seen imagination dundal xëy na moo gën a xóotal seen xalaat li nga xam ni dañu ko teg ci wàllu recherche rek su ko defee kon yooyu yëpp nu bàyyi ci xel di ci liggéey di gën a yaatal sunu imagination di ko mettre ci service sunu ngëm waaw di ko mettre itam ci sunu service su jaamu waaw yooyu yëpp bu nu ko defee rek dana nu dimbale ndax itam wax imam Ghazali ba am na solo la mu waxoon ne talabna al ilma li gayrillah fa aba an yakuna illa lillah dafa waxoon ni ñun bu ñuy wuti xam-xam tiitaru rek lañ ko doon doyee mu ne waaye xam-xam bu ci jub rek ci yàlla la jëme waaw kooku defe naa convergence la koo jàngee ci science jànge ci diine jàng ci beneen xam-xam bu njàng ma wéree rek dana la yóbbu ci beneen dégg-dégg bu ëpp doole jàngat bi ñuy am tey ci xam-xam ak dund xam-xam su ko defee kon loolu ñun njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi ci xel ndax xaw naa ko tawat mooy tey adduna bi li koy doxal ci loxo scientifique yi la nekk kooku kenn du ko weddi waaw diine sax bu ci deful percé sax gëwuma ni dana bari ñu ko ci jàppale man li waaye tey boo xoolee réewu jullit yi jumtuwaayu science yi doxal adduna bi yépp jekkuwuñ ci benn domaine rek lañ ci xaw a jekku muy wàllu puissance nucléaire benn réewu jullit rek mooy puissance nucléaire ci àdduna bi muy Pakistan Iran koy jéem waaye gis nga ni ñu koy jéem a dogale ñeneen a ngi koy jéem ñu ngi seen nu ñu leen di dogale waaye Pakistan nekk gi mu nekk puissance nucléaire gëm yonent bi taxul nu def ko ak jàpp gi ñu jàpp ni benn noonu la ñu am mooy Inde mooy seen li ñuy wax adversaire historique jàpp nañ ni progrès bu Inde def ci wàllu science ñoom waa Pakistan war nañ ko def moo tax bi Inde nekkee puissance nucléaire Pakistan def effort ba arrivé moom itam nekk puissance nucléaire et te loolu nag
bu ko génnee amul beneen domaine boo nga xam ni jullit yi ci wàllu doxu àdduna bi ñoo ci jiitu te dama dégg nag sunu kilifa itam mu wax ci wax bu xaw doy waar la mu wax ni 1 milliard de musulmans te lu ñuy dunde jàmbur moo leen koy jaay waaye amaguñu xereñu ñoom defaral ko seen bopp mu ni loolu ngant la boo defee kon dana baax bis bu mel nii ñuy gën di jokkuwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu fàttali tuuti défi yi taxaw ci kanamu jullit yi te nag bu ñu si deful yitte lool xat-xat yi mooy gën di bari te Jamaluddin al Afghani dafa def tour du monde wër àdduna bi yépp parce que ñoom la ñuy wax les réformateurs moom Jamaluddin al Afghani ak ñu mel ni Mouhamad Iqbal waaw ñoom ñoo créé ce qu'on appelle tendance réformateur yi ci biir l'islam mais moom bi mu defee tournée bu siiw ba dellu si ñu koy poser la question quel a été le résultat de ce voyage mu ni en Occident fekk naa fa programme yonent bi j'ai trouvé l'islam en Occident mais j'ai trouvé des prières en Orient waaw mu ni Occident ba ma fa demee fekk naa fa programme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi ma ñëwee ci penku bi nga xam ni fii la l'islam cosaano ay jullikat laa fa fekk su ko defee yooyu yëpp ay défi la yu nga xam ni ñi yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war nañu siggi di ko xool du tere itam wàllu jikko yi mu ngi dellu gannaaw loolu itam ñu seet nuñ ci gën a bàyyee xel ku ne jéem a gën a defaraat sa bopp ma ciy waxtaan ak benn mbokk maan ma duñu lay faral di gis ci barabu mbooloo yi ma ne ko waaw parce que ñaara tax bu njëkk bi man ko ba ci wàllu jaamu yàlla ci mbooloo sax dafa am charte mooy ndax teggin bi mu laaj daje na wala dajewul xamu julli mbooloo dafa am teggin bu mu àndal est-ce que bu nu sàmmontewul ak loolu na ko yàlla digle dañ ko mën a def wala déet bi ci des itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne kuunu ixlaasu buyutikum nee na kuy wut jamono dina ñëw kuy wut lu sell ci sa wéetaayu kër rek nga koy amee waaye doo ko amee ca mbooloo ya ñu koy taawil di ko taawil ba wax ni buñ ca tolloo wéet jaamu yàlla mooy ëpp yool dem ca mbooloo ya di jaamu yàlla wane ni yooyu yëpp défi la yoo xam ni jullit yi war nañ ci bàyyi xel ndax loolu rek lañ deseel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la mu tollaloon ba mu ñëwee matal na ko te loolu yàlla moo ko seedal orientation yi mu mën a bàyyi jullit yi yëpp defal na leen ko la ca des nag courage la parce que man léegi itam mu xaw ma métti damay jàpp ni léegi jullit yi seen courage dafa des xam naa sax yëpp yombewul noonu mais rek ñu jéem a seet nu ñu réinventer suñu destin par rapport ak li ñu yonent bi bàyyil par rapport ak li ñu alquran bàyyil su ko defee rek xëy na ñaari baat yooyu rek lañ ñu woon nu jotal ko xëy na du ñàkk ñu am yeneen occasion mën koo gën a yaatal waxtaane ko di leen ndokkeel nag wax dëgg yàlla ak di leen sant ci wóolu gi ngeen wóoli ba ñëw jege sinu xëy na ñun ñëpp dañuy njaboot taxawaayu njaboot la ñu am ci liñ ñu tëralil itam ci taxawaayu njaboot la dellu waaye ñu ndokkeel ñëpp nag ndokkeel ñi yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp umma bi yëpp ndokkeel itam ñi ñu yaakaar Seydi Cheikh Ahmed Tijani yëpp ndax ñoom ci yoon woowu la ñu nàmpale ci li yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam di ndokkeel képp ku yaakaar Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu parce que moom itam ci réew mi bari na lu tax diina lottul yàlla ak taxawaayu Seydi El Hadj Malick boole ceeg fit wu rëy fit wu mat sëkk ak dégg-dégg bu xóot
dafa am kenn ci njabootam yi son secrétaire particulier Sëñ Aliou Guèye daf ko masal laaj ni ko xanaa jàng nga li ci téere yi yëpp mu ne ko la ma jàng bariwul te waaye la ma ci dégg nag bare na waaw je crois que loolu ku xool li mu réalisé ci réew mi xam ni dégg-déggam moo ko may ñëw nañ ni ko lu tax doo def jihaad parce que ñaar ñi nga donn mu di Cheikh El Hadj Omar radiallahu anhu Tafsir Maba radiallahu anhu ñoom ñëpp dañu def jihaad est-ce que yow soo deful jihaad du nekk takkandeer ci sa mission mu ne jihaad mu ni borom jikko moo koy def waaye borom bakkan du ko def mu ni te jihaad ye jiitu ay njuumte am na ci mu ni jihaad ye jiitu mu ni njuumte am na ci et pourtant jihaad Cheikh Omar lay wax radiallahu anhu jihaadu Tafsir Maba lay wax mu ni teebala nu sumbaat yeneen di ca dolli njuumte est-ce que yi jiitu woon mënuñu seet lañ ca war a dabaatal yëpp ñu def ko waaw moom boo loolu la ko yàlla defal moo tax léeg-léeg ci réew mi ay yëngu-yëngu am wala ci adduna bi mais soo delloo ci moom ci orientation am ak ni mu tërale rek yàlla dana la ci mën a may gis boo ko war a mën a saafara soo defee kon nun itam nu feddali engagement boobu ñu am ci cause am xëy na njabootam lañu waaye militant am lañu nag loolu sax la ñu gën a gëm waaw dogu gi ñoo am ci leer gi mu yaatal ci réew mi jaarale ko ci cëru yonent bi doon ci dogu la ci des na xëy na yàlla ko sabab gàntaluñu ko waaye nag dogu gi ak la ñu gën a jiital kon nag ñu ziar ñëpp ndokkeel ñëpp ci bés bu tedd bi yàlla nañu am leeru borom am ngëneelam itam enseignement bi mu fi bàyyi yëpp yàlla duñu ci ubbi waaw moom itam boromam ubbi qul rabbi zidni ilman la ko waxoon ñaanal ma yokk sa compétence waaw ñaanal ma yokk sa compétence su ko defee ñun itam ñu ngi ñaan sunu borom ci leeram ci barkeem ñun itam mu nuy may ñuy gën di am dégg-dégg bu gën a sell ci mission bi nga xam ni moom la ñu andi woon xam naa kon ñetti baat yooyu rek lañ ci doon barkeeloo incha allah du ñàkk ñu am yeneen contexte xëy na leereel yaag ruq-ruqaat yañ ci mën a waxtaane yëpp ñu def ko ñu ngi sant ñëpp di ndokkeel ñëpp di sant nag wax dëgg yàlla télévision Diofior parce que man c'est ma télévision parce que citoyen Diofior laa def nañ ma citoyen d'honneur bi ci des itam dama am ak ñoom ay affinité xëy na am na barab yu ma ci gën a jege sax te affinité yooyu ma am ak Diofior aw ma ko ak ñoom kon nag yàlla taxawu leen yàlla jàppale leen te gën a yëkkati seen liggéey te gën ko barkeel allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam